Through his days, I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my days. I bid farewell to all Kentucky, the place where I was born and raised, the place where he. Events yëpp di nuyu sénégalais yi di nuyu ñëpp ñoo xamante ne tey ñu ngi ñuy seetaan di ñu déglu tey jii nii nag ñu ngi ci émission wax sa xam-xam nag buñ ko waxee mooy waxuñu loo xamante ne tey jii dañoo jékki-jékki rek inventé ko déedéet dañuy wax suñu xam-xam foo xamante ne da cee màcc tey surtout lu jëm ci wàllum yoon ak aujourd'hui situation politique sénégalais bi tey nu muy demee noonu ak nuñ ko dundee ak nu ko sénégalais tey war a comprendre waaw sujet bi tey bu ñu andi bi tey mooy ci wàllum décision conseil constitutionnel bi tey nga xamante ne moo lëmbee dëkk bi yëpp ñu wax ci aussi situation politique nga xamante ne tey opposition bi dafa jël méthode boo xamante ne sénégalais yi dundaguñ ko gisaguñ ko te tey jii nii ñi koy gis mooy wàllum tëggum casserole yi ak aussi dee yi am tey ci manifestation yi tamit te chaque fois bu amee tamit nit ñi day jàll noonu te war nañ cee wax war cee xalaat. léegi ñu ngi ci wàll boobu fu ñuy tàmbalee nag mooy jëm ci constitution bi tey conseil constitutionnel sénégalais yu bëri bu ñu xëyee dañuy wax ci conseil constitutionnel te bu ñuy wax ci conseil constitutionnel ñu bëri tey jii nii yaakaar naa ne daawuñu di lire wala di suivre décision conseil constitutionnel mooy maanaam àtte yi ñuy génnee yi balaa loolu di tàmbali lu ñu war a njëkk a xam mooy lan mooy conseil constitutionnel mooy àttekaay boo xamante ne dafa kawe foo xamante ne tey jii nii àttekaay bu gën a kawe bu gën a sës la ci biir wàllum àtte tey conseil rendre na décision bi andi coow dinañ leen wax lan moo fan la ko conseil décision bi ci yan anam la ko teg décision boobu noonu tey jii nii il faut ñun ñuy suivre lu ñuy tuddee l'évolution de la juridiction constitutionnelle conseil constitutionnel rôle am mooy nu muy fexe ba àq ak yelleef doomu aadama bi loo xamante ne tey ci wàllum élection ñi mën kaa respecté comme que ci élection la ñu nekk donc ci élection la ñuy wax man dama jàpp ne bu sénégalais yi ñu bëri ñoo xamante ne defoon nañ droit du ñu am problème tey jii nii opposition di leen wàccee sur le terrain ñaari liste yi lan moo ko waral tey dama lay renvoyer tey ci article 149 moo waral ne moo ne parité bi dañ ko war a respecté te bu ñu xoolee tey ci biir liste Yewwi ak ci biir liste Benno Bokk Yaakaar dañoo gis ne ñii dañoo am problème ci wàllum titulaire ñii am problème ci wàllum suppléant opposition bi ba ministre de l'intérieur ba mu génnewee arrêté bi publier liste yi ñoom ñu ne d'accorduñu parce que dañoo gis ne ñoom suppléants yi la ñu autorisé ñoom seen wàll ñeenee ñu autorisé leen Benno Bokk Yaakaar ñu autorisé leen titulaire mais loolu daa am lu ko waral ba ñu dugalee seen recours dañ ne 6 tooñ lañ leen tooñ ci biir 6 tooñ yooyu waa Yewwi ba ministre bi génnee arrêté bi publier ñu ne déet ñun de lii d'accorduñu léegi ci biir loolu ñu ne dañuy dugal recours dem ko ci àtte bu gën a mag bi mooy ci biir conseil constitutionnel bañ fa demee conseil constitutionnel ne leen ministre bi ci article 182 179 182 ci code électoral bi ministre bi am na droit di publier liste yi jour yi mu ko publier yoon la mais lan mooy cappaandaw gi mooy dugal nañ ci tooñ bu waral ne ban tooñ mooy tooñu ñaari liste yi conseil ne leen article 149 bi réglé na situation bi parce que article 149 dafa njëkk a commencé ne parité góor ak jigéen dañ ko war a respecter mais mu dem ba ci biir mu ne leen les listes titulaires comme suppléants mooy liste titulaire
ak liste suppléant doivent donc loolu boo ko saytoo day mel ne ñaari liste donc ñaari liste lañ fa mën a wax dafa am liste titulaire mu am liste suppléant ndax bu doon benn liste dina la ne la liste composée de titulaires et de suppléants. donc yaakaar naa ne article 149 bi wax na léegi lan moo tax conseil adopté méthode respecté article 149 bi te lu waral lu tax moom mu newul déedéet yéen ñaar ñëpp war a leen bokk déedéet loolu du rôle conseil de conseil rôle am mooy lu muy fexe selon l'article 4 de la constitution mooy sa àq ak sa yelleef ci wàllum élection léegi nag boo leen demee ba yéen ñaar ñëpp ku nekk am erreur conseil puisque moom dafa am objectif am mooy sa àq ak sa yelleef ni nga mën a demee élection donc moom warul nekk fii di la naan déedéet di jël seen liste yëpp di ko invalider su boobaa day fausser mission am donc looloo waral tey pour mu xool ban méthode la seen àq ak seen yelleef ñi war kaa respecter conseil sukkandiku ci article 149 nga xam ne yoon mën na ko may foofu noonu mu jox leen seen àq ngir ñu mën a dem élection moo waral ñee liste suppléant mu autorisé ko ñee liste titulaire mu autorisé ko. Sénégalais yi ñu bëri 100% yi wala 90% yi bu ñu jàngoon wàllum yoon wala ñu gëstu ci ñi bàyyi di suivre ay ñoo xamante ne ay juristes lañ mais dañuy politique xam nga ñooñu tey jii nii duñ leen wax lu leer parce que ñooñu dañoo am fu ñu far ba pare. donc ku am foo far kooku doo mën a wax loo xamante ne lu am la doo gis benn professeur ponkal ci biir droit taxaw weddi conseil constitutionnel ndax ñëpp xam nañ ne conseil lu mu wax nii wàllum droit bu leer nañ ñi la ko teg parce que boo xoolee boo liiree décision conseil constitutionnel di nga ko xam la preuve en est que tey da ngay wër ñu gën a bëri tey ci Sénégal 90% boo leen laajee ndax liir ngeen àtte conseil constitutionnel bi lan lay wax non conseil liiruñu ko conseil dañoo def lu leen neex mais nit balaa ngaa xam ne mu ngi ci dëgg wala nekkul ci dëgg yow kay da ngay liir décision bi wala nga xool ku jàng mu dem liiral la ko expliquer la ko su boobaa bu la ko expliquer liiral la interpréter la di nga xam ne kat man de lu may xeex nii jar naa xeex wala déedéet neen doo leen ma wàccloo parce que yéen tamit nekkoo leen ci dëgg mais ñoom opposition bi ci boppam xam nañ ne te yàlla xam nañ ne conseil lu mu wax dëgg la mais méthode politique la ñuy utiliser pour influencer le peuple puisque xam nañ ne population bi 90% jànguñ droit. maa ngi nuyu ñëpp di remercier ñëpp di remercier waa Dakar Events di leen ñaanal yàlla ndax ngeen am ci ay télé di ñaax aussi population bi maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu waa Dakar Events di leen wax ne nag. wax sa xam-xam du wax sa xalaat sa xam-xam ngay génnee ci wàllum loo xamante ne luñ la jox ci benn sujet nga génnee ci sa xalaat wax te yàlla tax wax ci sa xam-xam bopp nga bañ cee tricher lenn loo xamante ne tey jii ne ñun loolu la ñu andi woon ci suñu ci wàllum ci wax sa xam-xam ci Dakar Events di ñaax aussi sénégalais yi ñu comprendre ko noonu bañ a dugg ci tëll bañ a dugg ci loo xamante ne tey du xam-xam ndax lépp lu dul xam-xam ay feni neen la te ñu ngi leen di jégalu aussi ci kàddu gi mais xam-xam moo am solo ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax nee nañu xam-xam dem leen jàngi xam-xam ba siin donc nit boo xamul kenn waru laa dugal ci ay erreur wax sa xam-xam di leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal yàlla wax sa xam-xam Dakar Events ca kaw ca kanam